asalaamaaleykum ñu ngi lay delloo nuyoo. Sëriñ Demba tey dañu ñëw pour waxtaan ak yéen comme ni ñu koy waxee yéen ay porteurs de voix ngeen yàlla dogal na ngeen nekk ñu am kàddu ci tundu Malicounda waaye tundu Sénégal parce que kenn du la présenté tey mbas mi nga xamante ne nii mooy corona bi ci ginnaaw bi mu wàccee léegi gis nañ ne taux de kii bi mu ngi gën a taux d' infection bi mu ngi gën a yokk tey boo amoon conseil sénégalais ginnaaw bu ñu jullee ba pare lan nga leen di wax. asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen balu àq ci bés bu tedd bi muy bésul tabaski ñu tabaski ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla ñu fekkee tabaski bi déwén ci jàmm ak salaam tabaski ren li mu tombel moo tax tabaski na mu waroon demewul noonu kon ñu ngi ñaan yàlla gàllankoor bi ci am muy feebar bi yàlla na ko yàlla jële fii ci nu mu gën a gaawe ndax gàllankoor na ñëpp àdduna bépp kenn dematul kenn dikkul liggéey bi demeetul noonu économie bi daanu na lu bare waroon a am amul ba tax na koom bi nit ñi niñ ko waroon a amee vraiment gis nañu ren jafe na lool xat na jafe-jafe yi bëri na ndax feebar bi fi dugg muy nattu bi nga xamante ni suñu borom moo ñu ko teg yàlla mi nga xamante ni nag moom moo indi feebar bi teg ko doomu aadama yi moom rek la ñu mën a ñaan mu mën ko fee jëlee ndax suñ borom mooy teg jaamam nattu bu ko tegee jaamam lu mu mën a def rek mooy walanteeru ñaan ko waqirlu balu su boobaa mu mën ko fee jëlee kon ñu ngi ñaan yàlla doomu aadama yi ñu dellu siwaat ñaan suñu borom vraiment feebar bi mën fee jóge ba nga xamante ni dinañ mën a delluwaat ci niñ doon yëngoo yëf yi mën a delluwaat teguwaat ci yoon ñu ngi balu ak ñëpp nag muy responsable yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal di yëngatu ndax ñun ay nitu politique lañu kon également ci occasion bi la ñu am pour balu ak bépp responsable bi nga xamante ni yaa ngi ànd ak Demba Faye maa ngi lay balu ak tous les responsables sans exception ndax bu ñu limee rek dañuy juum mais jàpp nañu ne tous les responsables et militants et même sympathisants yi nga xamante ni ñu ngi bëgg Demba Faye ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal yàlla wër ak wërle ak gudd fan di leen ñaanal yàlla vraiment ñu jëm kanam ba li ñu bëgg suñu borom defal ñu ko di balu ak aussi nos collaborateurs également ñi nga xamante ni la ñu àndal ci coalition bi ñu bokk ci commune Malicounda muy ànd taxawu Malicounda tous les leaders yi nga xam ne ñoo ci bokk ñoom ñëpp ñu ngi leen di balu àq également les responsables yi ñuy àndal à part les leaders il y a des responsables dans chaque village et même des militants dans tous les villages kon ñooñu ñëpp également ñu ngi leen di balu àq di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wër te yàlla defal ñu mébét bi ñu bëgg ci biir commune bi suñu borom mottali ko kon vraiment loolu ci wàllu côté balu àq sans ñu fàtte kenn balu nañu commune Malicounda yëpp ñu ngi leen di balu àq mais également di balu àq aussi le premier magistrat de la commune de Malicounda muy le maire Maguette Sène ñoo ko seq bokk taabulu conseil communal bu Malicounda kon moom itam moom mi nga xam ne mooy kilifay dëkk bi ñu ngi koy balu àq di balu àq responsable yëpp amis et sympathisants ñëpp ñu ngi leen di balu àq bu ñu ñëwee également ci wàllu question bi nga posé muy mbas mi lëmbe na àdduna bi lëmbe Mbuur lëmbe Sénégal gépp kon dañuy jàpp ni comme ni nga ko waxee yëf yi ba léegi mu ngi fi muy mbas mi mu ngi fi ba léegi mu ngi chaque fois mu ngi gën di yokku gis nañ ne lim bi mu ngi gën di yokku ci wàllu décès yi également tiital na nit ñi ndax décès yi ñu ngi gën di yokku kon sénégalais yi nañu xam ne mbas mi ba léegi mu ngi fi kon nañu jéem a respecté
li nga xam ne moom la ñu digle muy digle yi ñu digle muy raxas loxo yi takk ay masque respecter distanciation sociale bi yooyu nga xam ne ñooy digle yi nga xamante ni ñooy tax vraiment feebar bi jóge fi te docteurs yi digle ko ñu ngi ñaan maanaam population wu Sénégal ñoom ñëpp ñu gën a delloo si seen xel te xam ne affaire bi comme jeexagul de ala kulli ali mu ngi fi ba léegi di am ñoo xamante ni toujours ñu ngi koy amee ci biir département yeeg communes yeeg villes yeeg quartiers yeeg yëpp gis nañu ne à chaque fois bu ñuy lim par jour danañ lim ci dëkk yi département yeeg communes yeeg quartiers yi kon li ñuy ñaan mooy nit ñi bu ñu naagu te xam ne mbas maa ngi fi ba léegi alors ñu respecter mesures barrières yi nga xamante ni moom la ñu santaane pour que en fait ñu buñ ci jàppee yàlla mën naa dogal mu deltuwaat ginnaaw kon loolu laa amoon ci li ma ciy wax vraiment di leen sant. bu loolu weesoo yi ñu jàll tuuti ci wàllu volet politique bi nga xamante ne nii moom nga nekk nga acteur politique ñëpp xam la nga bokk ci coalition bi ñuy ooyee coalition ànd kat taxawu Malicounda nekk fa leader yow ak say ñooñ tey ñu gis ne coalition bi daaw dafa amoon ay activités yi muy déroulé daaw weeru koor bi ren ñu ngi déggatuñu leen am na sax ñuy wax ne léegi société civile bi ñoom ñoo constitué wu nekk opposition pour mën a traité dossiers yu bëri yu jëm ci commune bi nee nañ ñu bëri dañuy wax ne coalition bi kenn déggatu ko coalition bi dafa sedd ñuy wax ne sax ne coalition mais sax Malicounda amatul opposition. waaw loolu ñiy wax loolu dañoo xamut ne politique képp ku nekk ci langue politique du mës a jeex bépp politicien aussi nga dégg ko ak ñàkk koo dégg alors mu ngi politique kon politique nekkul bruit kese nekkul ay yëngu-yëngu man ngay politique te doo fësal doo yëngal doo coow kon ñàkk ñoo dégg du question ne yëngaluñu du question ne politique ñu te comme niñ ko waxee ñu ngi doon wax sànq léegi ci wàllu mbas mi réew mi at mi ñu toll nii tey ku nekk xam na ni li nga xam ne moo lëmbe réew mi mooy feebar bi nga xam ne moo fi nekk ci Sénégal kon nit ñi dinañ di politique waaye duñ ko fësal parce que mën nañoo dem seeti nit waxtaan ak moom mën nañoo dem seeti ab responsable waxtaan ak moom loolu yëpp ci politique la mais ndaje yi ñoo amatul parce que ndaje yi dañ leen a tere ndaje politique yi amatul ku seetlu aussi au niveau national kenn gisutu ci ay ndaje politique kon comme amatul ci ñi nga xam ne ñooy kilifa ya ca kaw kon yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñoo nekk ay ndaw nekk ca suuf à la base waruñu aussi di ko def kon nañu jàpp ni coalition bi fa mu nekkoon démb ak barki démb ma nga fa ba tey moo ngi déroulé ay activité am waaye daje yiñ daan def comme dañoo tere daje yi amatul waaye ñu ngi déggante téléphone yaa ngi fi à chaque fois dinañ di wootante di waxtaan di xool lan la ñu war a def leader yi également ku nekk yaa ngi déroulé sa activité di dem di seeti say nit di seeti say militant di seeti ñeneen ñoo xamante ni nekkuñu say militant pour nga dem décrocher leen loolu ñu ngi koy def mais ndaje yi amoon ca daaw nga xamante ni weeru koor daan nañ daje di toog di waxtaan daje yooyu dañ ko aaye kon nag loolu moo waral ren ci weeru koor beeg ak même ci déroulement at mi yëpp vraiment ay daje coalition amul waaye ñàkk daje coalition bu amul itam coalition bi leader ya ca ne ñu ngi déglonte ñu ngi wootante téléphone ñu ngi waxtaan ci seeni biir te kenn ku ci nekk aussi bépp leader yow yaa ngi doxal say activité ci anam yi nga ko xalaatee ak ni nga ko bëggee. bu loolu weesoo ci activité yi nga ngir wax ni yéen a ngi koy déroulé yéen a ngi dem ak dikk di seeti ñi ngeen war a seeti pour ñu ñëw fekk rejoindre ci coalition wala ñu ñëw rejoindre ci camp adverse bi ñu gis ne guddi yi ñu toll bi Malicounda bari na coow mais gis nañ ne maanaam population bi dañu ci teg muy jëm ci côté alimentaire bu bëri ne population bi ci boppam ñoo jógal seen bopp révolté wu mais gis nañ ne acteur politique yi dañ ci tekkaaral la moo waral seen tekkaaral foofu. waaw bon en fait li mu wax rek sànq moo am maanaam am na yoo xamante ni jarul coow nit ki mën nay def li muy def te du coow
parce que coow amul leen lu muy faj man biru yi mën naa bëri nii rek waaye du faj lu bëri mais la ngay faj mën nga ko faj ci suuf te fekk ni doo ci coow doo ci waxante kon jàpp nañu ne jarul coow wàllu wi nga wax aussi muy wàllu distribution wu vivres yi distribution wu vivres yi su amee coow c'est parce que niñ ko waroon defewuñu ko noonu teguñu ko ci yoon ci yenn dëkk yi. waaw parce que dégg nañ ay dëkk ñoo xam ne ñuy wax ne carrément affaire bi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñi féete kujje gi buñ demee dañ leen di xamal ne carrément ci kujje politique ci ngeen bokk mënu leen a bénéficier wu ci affaire yi comme affaire yi def na gis nañ ko ay village yu bëri biir Folof ak i village yu bëri yoo xamante ni surtout lu Malicounda ba ci cité des enseignants def nañ sorti bu mel noonu yow nag nga ko jàngatee te ñu gis ne yow ci kujje gi nga bokk mais bi ñu monté comité bi yow dañ la xool. waaw loolu lay wax ma ni la su coow amee rek ñàkk teg ci yoon la mais buñ ko tegoon ci yoon ci anam yiñ ko waxee woon yaakaar nañu ne coow du ci am parce que mbir mi vivre yi pour population bee tax askan wi nag bu ñu ne lii dañ ko jëmale ci yéen waruñu cee xool ay wàllu politique waruñu xool ne kii dafa féete ci man wala kii féetewul ci man loolu moo taxoon ci njëlbeen ñuy wax ne seddaat les vivres yi nañ ko jox militaires yi ak ñi nga xam ne ñoo yore sécurité bi par ñu def ko ñu amul parloo pour ñu mën koo def parce que dañu xalaatoon ne buñ ko joxee way politique yi ñoom dinañ ci dugal wàllu politique te également loolu la ñu seetlu mooy mbir mi bañ demee ba seddaatle bi ñëw ci yenn zones yi dafa am parloo bu ci ne parce que boo jëlee par exemple Falof bi nga cité coow ya ca am yépp loolu moo ko indi ay nit ñoo dem preuve à l'appui dem di jëli seen wàll ci vivre yi ñu li leen yéen opposition ngeen bokk duñ leen jox te loolu yaakaar naa ni taxul vivre yi jóg waruñu cee xool opposition ak parti au pouvoir kon ña ko doon seedaatle teguñu ko ci yoon ñu gis ne nuñ ko doxale foofu baaxut parce que comité local villageois yi ñu créé dañ ci jël ñoo nga xamante ni parti au pouvoir rek la ñu bokk ñooñu nag ñoom ñooy doon doxale noonu mooy di jox ñii nga xam ne ñoo ànd ak parti au pouvoir bàyyi ñi nga xam ne ñoo bokk ci opposition te loolu vraiment waruñu ko woon doxale noonu loolu moo indi coow li ci dëkk yi nga xamante ni def nañ ay sorties yépp mooy nu ñu waroon séddaat les vivres yi defewuñ ko ni nga xamante ni anam yooyu moom la ñu waxe en tout cas bi ñu man bokkoon naa ci comité communal de distribution des vivres loolu ma yeggali yi loolu bañ ci ñëwee ñu bokk ca la ñu waxoon boo gisee ñu boole ñu ci c'est parce que aussi dañu xam ne dañu jàpp ne opposition war na ci bopp ba ñu wooyee itam joxe nañu suñu xalaat joxe ci niñ ko war a doxale man si sama gis-gis dama jàppoon ne joxe bi bu deen am commune bi moom moo ko waroon di joxe ñu bañ ko joxe ci village yi maanaam village bu ci ne ñu woo la à la commune ñu jox nit ñi seen vivre mais par contre dañ jël vivre yooyu delloo ko à la base yóbbu ko ci village yi jox ko chef de village yi ñu ànd ak ay responsable yi nga xamante ni dañ bokk parti au pouvoir di ko distribuer foofu nag su loolu amee maanaam ñooñu dañuy indi affaire parparloo bi lu ko indi yépp mooy loolu mais bu fekkoon ne dañ leen convoqué à la commune comme nañ ko waxee woon ñu jël vivre yi village bu ci ñëw ñu jox ñi nga xamante ni ñoom la ñu bind su boobaa yaakaar naa ni coow du ci bëree noonu mais coow li ko indi yépp mooy parparloo biñ ci indi ku mu am ndey ku mu amul ndey kii ci man la far kii bokkul ci man loolu moo indi loolu ba tax na ñu ngi koy ñaawlu ba ci fi ñaawlu mën a yem ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di wax ni rek vraiment warut woon a am waru woon a nekk lu nga xamante ni vraiment ñooñu def war nañ koo def kon ñu ngi koy ñaawlu di ko regretter di wax ne yàlla nañu buñ ci tollootee vraiment ñu xool bu baax a baax niñ koy doxalee ñu xool bu baax a baax ni ñuy joxe ceeb bi vraiment buñ demee ba tolluwaat ci loolu war nañu xoolaat bu baax a baax ñi ñu koy jox ci village yi pour maanaam ñu mën. waaw léegi bu loolu weesoo sëñ Demba ñu bëggoon a xam yan kàddu ngay dénk sénégalais yi seetaan seen Info 8 TV ak Senop Info ak rawatina responsable yi nga xam ne nii ñoo ànd ak yow ci wàllu liggéey bi ci biir Malicounda
ngi remercier bu baax a baax Seneinfo TV ak Senef Info ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon tey seet si ñu vraiment ñu ngi leen di remercier di am mbégte ci liggéey bi nga xamante ni yéen a ngi koy liggéey ci biir gox bi ci commune Malicounda. gis nañu ne bi ngeen ñëwee ba léegi vraiment gis nañu yéen a ngi liggéey bu mucc ayib parce que lépp lu war a feeñ yéen a ngi koy feeñal ñi bëgg a wax yéen a ngi dem ci ñoom ngeen waxtaan ak ñoom te loolu la ñu soxla. ci biir commune dafa war a am ay presse yu bëri yoo xamante ni vraiment dinañ cay mën a yëngatu moo gën mu nekk benn presse rek mais bu bëree yaakaar nañu ne dana liggéey bi dina jaar yoon. ñu ngi leen di gërëm vraiment ci liggéey bi ngeen di def mais di remercier encore une fois samay responsable yi nga xamante ni ñoo bokk ci Demba Faye la solution di ñu jàppale guddi ak bëccëg di am ay jafe-jafe vraiment guddi ak bëccëg ñu ngi am ay jafe-jafe ci fi ñu féete ñu leen di xañ seeni droit parce que ay opposants lañu parce que ànduñu ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk te yaakaar naa ni loolu waru woon. li ñu jàpp mooy maanaam nit boo jiitoo ñu fal la maire da ngay tëddee njaxanaay boot ñëpp nga am mbubbu maire bu fekkee ne maire nga ngay sol mbubbu maire mais bu mbubbu maire bi passé boo demee ci sa wàllu parti nga sol sa mbubbu parti bu dee commune bi la nag liggéeyu commune la vraiment nga sol mbubbu maire tëddee njaxanaay boot ñëpp ñi bokk ci opposition ak ñi ci bokkut yëpp nga boot leen lépp looy def nga defal ko ñëpp. bañ a seet kii dafa ànd ak man ak kii àndul ak man là à ce moment boo ko defee rek yaa ngi xañ ñeneen ñi seen droit parce que ni ñu àndut ak yow te loolu baaxul vraiment te loolu gis nañ ko ci biir commune bi ñu koy doxalee ñu koy ñaawlu bu baax a baax ñun ñii ay conseil municipal lañu mais loolu aussi dañ koy sentir te yëg ko man à chaque fois fi ma féete fii ci Malicounda Séeréer nekk fi conseil moi je dis que conseil réunion la loolu dama koy wax fii tey conseil réunion la lu tax mu wax ko mooy bu réunion amee rek la ñuy jox convocation pour ñu dem teewi ci réunion conseil municipal bu passé liggéeyu commune bi bu amee ci biir Malicounda Séeréer ñun duñ ko yëg te loolu du dëgg du yoon loolu lu du dëgg du yoon te loolu moo fi am maanaam ñun ñi nekk conseiller amul maanaam tey fii ñi fi yëngatu te liggéeyu conseil bi waroon kaa def muy lotissement yi ñu fiy def muy morcellement yi ñuy def ñooñu dañ ko ànd ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ay conseil parce que dañu bokk ak ñoom parti te loolu du dëgg du yoon bokk ak ñoom parti rek tax na bu ñuy def liggéey fii duñ ko wax conseiller bi dañuy seet ki bokk ak ñoom parti ñu ànd ak ñoom def liggéey boobu ñëw ñu liggéey ko à la commune yow mi nekk conseiller nekk opposant doo ci xam dara da ngay xëy rek nga gis ñoom ñuy def li ñuy def nga xëy nga gis ñuy dagg ab tool nga xëy gis ñu jaar fii jaar gauche loolu xamuñu loon moo tax mooy partisan bi rek mooy li ñu wax maanaam bañ a sol mbubu maire dama ni maire dafa war di tëddee njaxanaay boole ñëpp conseil yi ànd ak yow bul ràññee kii ma ci sama parti la bokk ak kii bokkul ak sama parti parce que liggéeyu commune bi la les conseillers ils sont là pour la commune dañuy liggéeyal commune bi réunion yi ñuy daje ñooñu ñuy àndal di def liggéey yooyu ñooñu duñ ci teew ñun la ñuy woo ñu fay teew kon nag ñun la ñu war di àndandoo ci cadre liggéeyu commune bi ci lépp lu mu mën a doon voilà ci lépp lu mu mën a doon les conseillers la ñu war a àndal ci liggéeyu commune bi mais waruñu ne kii kat conseiller opposition la alors bu liggéeyu commune taxawee ñu ànd ceeg ñoo xam ni ils sont pas des conseillers loolu moo fi am man maa ko wax man parce que dama koy dund fii ñuy def ay liggéey te duñ ñu ko wax dañuy xëy rek gis ñeneen ñu ànd ak ñay morcelé ñu ànd ak ñooñu dem defi bu demee ba réunion conseil jot nag ñu indi ñu convocation kaay leen teew ci réunion bi loolu moo waral yenn réunion yi mani du ma nekk conseil réunion yenn réunion yi man bu ma amee lu may def dama cay dem de damay dem doxi sama yitte leneen bu fekkee leneen la bu même bu nekkee réunion conseil loolu moo tax man bu ma amee lenn loo xam ne aw ma gàllankoor damay dem ci liggéey boobu may defi parce que buñ ma bàyyee duñ ma yëgee ci seeni activité man vraiment buñ ma wooyee ay réunion la ma fay wuti
loolu moo waral ñuy def loolu. Voilà. yow sa statut de conseil municipal waroon nga koo gis ci mboolem activité bu commune bi di doxal fii ci Kër Waly mais gis nañ ne ces partisans la ñuy woo di leen ko confier. moom laa wax loolu moo am maanaam conseil municipal ba ñu doon ñun ñu nekk ci opposition bu liggéeyu commune bi jotee duñ ci xam dara loolu moo am buñ dee liggéey dañuy liggéey ak ñeneen seeni collaborateurs liggéey ak ñoom te ñooñu sax ils ne sont pas des conseillers ñu ànd ak moom ci liggéey bi ànd ak ñooñu ci liggéey boobu bàyyi ñu fii ñun ñi doon ay conseillers loolu moo indi vraiment yenn yii di ci am mooy li ñuy regretter ñu bëggoon en quelque sorte moom la maire mu xam ne maire commune Malicounda la c'est l'élu mais c'est lui également moom moo jiite conseil municipal bi les 60 conseillers yi fi ne defe naa ne dëkk gox bu ci ne xam na kan moo fa nekk bu liggéeyu commune bi taxawee li ko war mooy conseiller boobu mu jot ko boole ko ak ñi nga xam ne ñoo war a liggéey ca gox booba ñooñu conseiller boobu ànd ak ñoom ci cadre commune bi mais bu fekkee ne conseiller da ngay nekk conseiller nekk ci ab gox alors ñu bàyyi la fa ànd informer ñeneen di liggéey ak ñooñu yaakaar naa ni day mel ni yow sa statut conseiller amatul njëriñ loolu nag lay déplorer nekkul lu baax voilà beneen bi ñu ngi remercier les responsables et les leaders de la coalition ànd taxaw Malicounda ñu ngi def li leen war ñu ngi leen di ñaax itam ñu gën a góorgóorlu kenn ku ci nekk fi nga fare ak fi nga féete ngay làbbali feebar bi bu ñu tere ñuy dox mën nañoo ay réunion yi waaye dem seeti ab responsable waxtaan ak moom fexe koo indi mu ñëw ànd bokk ci liggéey bi loolu waruñu koo bàyyi nañu continuer vraiment gis naa ni ñu ngi koy def mais nañu gën a làbbali rek ba nga xamante ni ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu waxtaan ak ñëpp vraiment bu daje yi commencé ñu mën a dajewaat mobiliser waat nit ñi vraiment ñu ànd ak ñun incha allahu rabbi bu ñu jàppee élection yi fekk ñun ñu taxaw te am nañu yaakaar bu baax a baax su boobaa élection yi taxawee ñu àndandoo joxante loxo boole suñuy doole ñii fi nekk tey dañ leen fi jëlee. mais élection yi dafa am benn aspect bi ci nekk seen jàmm élection yi nee nañ bi yoon dafay am caution ñëpp ne nañ caution ñu jàpp ne ku jëkk politique bi ngeen pare di waa coalition bi yéen xëy na bu ngeen bëggee jël xaalis bu ngeen battre campagne joxe caution 10 millions di ngeen am gàllankoor boobu lan ngay wax ñuy wax loolu. waaw mais ñooñu seen bopp lañ dañuy wax li ñu yaakaar rek xam nga nit ki di wax li ñu yaakaar boo xamul nit ki da ngay yaakaar ci moom lii rek ñun opposition bi ñoo ngi dund boobaak léegi di mener suñuy activité te demuñu ci kenn ñaan ko ah kon yaakaar nañu ne buñ demee ba toll ca la ñu mën a laajte dinañ ko def élection yi dama ni xaw bul waxati ay 10 millions ki 30 millions ko ci yem la ñu yemale ñun dama leen ni lépp lu ñu laajte su boobaa dinañ ko def te dinañ bokk parce que jaral nañu ko dinañ fexe ba jële fi ñi fi nekk kon nag ñay wax loolu dañ ñoo xamul dañ ñuy gis rek ñuy dox di dem waaye xamuñu tolluwaay bi ñu am ak lu ñu mën kon ñooñu nañu jàpp ne li ñuy wax noonu pour yàq xeli ñeneen ñi la rek pour décourager loo ñeneen ñi war a ànd ak ñun dong la mais caution ñàkk caution parrainage ak lu ñu mën a indi dinañ ci ànd ak ñoom te su boobaa dinañ ci dem élection te dinañ leen gagner.